Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. aussi di leen jox seen wàccuwaay di am kontante ak mbégte ci waxtu bi nga xamante ni yéen a nuy teewlu ak dini seetaan mais aussi tamit di ñaanal yàlla bu baax a baax ndax toujours damay faral di wax ni manuma départ te duma ñëw ci moom wax ci moom mooy yàlla mi nga xamante ni moom la dara tëwul te it képp ku mu gindi nga gindeeku te képp ku mu dooleel nga am doole te képp ku mu jàppale ku nekk nga jàppandal yàlla moomu yal na yàlla suturaal Ousmane Tounkara ba ñi nga xamante ni ñoo ŋànk sunu réew te tas sunu yaakaar ñoom li na bëgg ci ñun yal na yàlla nasaxal seen pexe waaye ñun li na bëgg ci ñoom te mu doon dëgg yal nañu ci yàlla kattanal ñoom li na bëgg ci ñun yal na yàlla nasaxal seen pexe waaye ñun li na bëgg ci ñoom ñi nga xamante ni dañ leen dénk dong ñu am intention bu bon ci seeni njaboot ba mu jaral leen ñuy sos ak di tuumaal ay nit naan ay terroriste lañu waxuma sax ci biir Sénégal waaye mu jaral leen ñu génne ko Sénégal dama ni ñoom li nga xamante ni moom lañu bëgg ci njabootu Sénégal yal na yàlla nasaxal seen pexe ak képp ku ànd ak ñoom ni ñuy ñaanale Ousmane Tounkara noonu la ñuy ñaanale détenu politique yi nga xamante ni ñu ngi fii ci biir Sénégal tey ma jiital ci rek ku mel na Ndongo Diop dëkk ba Diourbel doon jàmbaar boo xamante ni li mu bëgg mooy du lenn lu dul askanam yeewu mbir mi jaral ko lu nekk tey ba boo demee Diourbel foo taxaw ni Ndongo Diop ñu war la kër ñoom Ndongo Diop foo taxaw ni Ndongo Diop ñu war ni la nit la boo xamante ni patriote la nit la boo xamante ni ku gëm Sénégal la nit la boo xamante ni du jaagiri jëmmi Ousmane Sonko parce que ñoom bu fekkente ni dañu bëgg andi cadre jëmmi Ousmane Sonko ba tax na ñu pare pour nasaxal mboolem sénégalais boo xamante ni citoyen nga mais en même temps yemoo ci citoyen da nga doon citoyen ba pare doon patriote kon booba ñoom xamuñu fi ñuy teg seen tànk mooy fan parce que mën ngaa doon sénégalais nekk citoyen sénégalais mais doo doon patriote te ñun li nu soxla mooy la nga xamante ni waxkat ba daan na ko wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bekk gën kon nag dëkk bi ñi koy defar ay patriote noonu du jéggiru doon citoyen moo lay tax a defar dëkk parce que bala ngay doon citoyen dafay fekk nga gëm sa bopp xam ki nga doon mooy kan mais loolu bu mënul am ci nit ki kon gëmal ni kooku dëkk ak bàyyi ma yi ñoo yem képp mu dëkk ak nit ñi parce que it tegul nit ñi fenn kon détenu politique yooyu nan leen bàyyi duñ ci tàyyee di wax nan leen bàyyi te noppalu te xam ni sénégalais yi yeewu nanu ba pare sénégalais yi dañ doon nelaw mais maintenant yeewu nanu ba pare loolu ku yebul fekk da ngay politique te loolu mënul dugg sa bopp kon xam naa ni fi nga jëm yow ak sénégalais yi du ngeen teeroo jaarama kon képp koo xamante ni da nga bëgg dugg ci langue politique bi pour doon acteur politique te bañ a doon politicien mooy xamal li sénégalais yi bëgg te bu leen fen sénégalais yi soxlawuñu xaalis bu fekkente ni képp koo xamante ni yaa ngi yore sa l'argent yaakaar ni sénégalais yi loolu nanu soxla wala mooy tax ñu ànd ak yow dama wax ni Ousmane Sonko ku mu ci yeewul ku nekk dootoo yeewooti bu fekkente ni jële ay nit fii yóbbu leen ba Podor ngir ak nit ñu xool yaakaar ni da ngeen am ay personnes je pense que booba saa ngeen juumee te xam ni ñi ngeen yóbbu ba Podor wala ñi ngeen yóbbu ba Fuuta ñooñu dañu doon ñoo xamante ni fii nanu nekk wala bu ñuy voté doonu ñoo xamante ni Fuuta la ñuy voté wala Podor la ñuy voté
kon loolu il faut que ngeen yeewu ci. bon ci biir nuyoo bi parce que dañuy nuyoo rek dañuy nuyoo rek duggaguñu ci waxtaan bi ci biir nuyoo bi aussi damay nuyu diaspora bi yépp duma tàyyi di ko wax la diaspora continuer leen seen xeex ni ngeen ko doon defee ba yeenu ñun ñi nga xamante ni sunu classe gii nga xamante ni dañ doon nelaw ngeen fexe ba yeenu continuer leen seen xeex continuer leen seen méthode ni ngeen ko doon doxalee continuer leen di informer nit ñi bu leen dara tiital gis nga nit ki fépp fu mu nekk yàlla moo ko fa nekkal nit ki fépp fu mu nekk suba ak jant soo xam nga dama wax benn aaya fa iza azamtu tawakkaltu ala allah gis nga aaya boobu bi ma ko déggee ci Ousmane Sonko laa doog a déglu ndekete aaya bi yàlla wax naan defal li ngay def ta nga bàyyi ma ak sa bopp nga wékkulu si man ta bàyyi ma ak sa bopp gis nga Ousmane Tounkara tey fa mu nekk ma joxe ci exemple bu wërsëgam jeexul foofu képp ku ko fi nar a indi yàlla daf lay faat parce que li waxkat ba waxoon ni bu yàlla nee kii la neel kii la bu yàlla nee kii la nga ni du kii yàlla kii la te ni kii la bu yàlla nee kii la neel kii la je pense que bu yàlla nee kii la nga ni du kii yàlla daf lay kiil ba pare ni la kii la kon loolu je pense que manu leen ci dara kon diaspora bi damay wax ni continuer leen seen méthode continuer leen ngeen di sensibiliser nit ñi ni ngeen leen doon sensibiliser guddi ak bëccëg suba ak ngoon te benn Assane Diouf bu ñëw téeméeri Assane Diouf génn benn Ousmane Tounkara bu génn téeméeri Ousmane Tounkara ngi taxaw kon ñin ko seqal xamuñu fi ni jëm ñin ko seqal ak li sénégalais yi di xaar ci yéen ci 3 ans yii donte it xam na ni mënu leen ko def parce que koo dénk 9 ans deful dara 3 ans je pense que gëw ma ni mën na ci def dara ak kañ mën na ci def dara 3 ans mën na ci def dara astafirullah 3 ans mën na ci def dara xam nga 3 ans lu mu ci mën a def yàq rek la ci mën a def yàq kase la ci mën a def te yàq googu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw te it après am na benn affaire boo xamante ni dinañ ko dénoncer loolu dafa concerner képp koo xamante ni jullit nga mais dafa concerner képp koo xamante ni aussi yaa ngi nekk ba bitim réew concerner na képp koo xamante ni it sénégalais nga nekk ci biir Sénégal surtout nga nekk ci Ndakaaru gii di ci dund di fi dund loolu concerner la parce que lu tax mbir la moo xamante ni dinañ ko dénoncer su suñu genn wax incha allahu rabbi ku ne gis nga ni jamono yi yépp ñu ngi doon jiiñ nit ñi terrorisme citoyen sénégalais yi nga xamante ni parce que man léeg-léeg dama naan nguur gi ñoom ndax ànd nañu ak seen sago parce que xam nga lu tax xam nga yow nit ñi mënunoo toog nga génn le 31 décembre wax ni bu nit ñi génnee di mars sol lu xonq yow da ngay jàpp ni comme nit ku sol yére di dox doo ko sax gis ci arrogance boo xamante ni ku jiite noonu ngay arrogance ci biir kanamu nit ñi ndekete noonu ngay waxee ndekete njiit léeg-léeg nga tànn njiit ba pare mu nekk dof léeg-léeg nga tànn njiit yaakaar que bi muy ñëw mu ñëw ba pare nguur gi ci boppam dofloo ko léeg-léeg nga tànn njiit am yaakaar ci moom mu départ ba pare dugg ci biir julli gi ba pare xoolal doonatul nekk imam sénégalais yi amu leen metti jënc ko seen biir xol ngir ak fin la doon séentu ak fin la doon yaakaare nekkuloo fa taxawuloo fa doxewoo noonu mbir am sénégalais yi génn taxaw sa ministre génn ministre de l'intérieur damay wax ni ñetti ñii or bu leen fi Macky Sall bàyyee ci gouvernement bi bu mu war a changer parce que am nañu ay information ni dana taxaw te dana changer gouvernement bi waaye ñetti ñi dama wax ni bu leen ci bàyyee laa wax ci Sénégal pare leen ku yebul pare
te xam ni xoolal ci xeex la lu jëmi parce que ñoom li ñuy togg loolu laa bëgg tey ñu waxtaane ci li ñuy togg ba tax na ñuy terroriste guddi terroriste bëccëg terroriste guddi terroriste ndekete booba am na lu ko lal ndekete booba am na loo xamante ni moo ko lal parce que ñoom ñooy nekk seen biir ba pare ñooy génn di wax nit ñi le problème qui se pose mooy ñoom ñooy génn di wax nit ñi te ñoom ñooy nekk ci biir ba pare xam li nga xamante ne mais yàlla mi leen di waxloo duñu sax xam li leen di waxloo lan la muy ministère de justice lu am doole ci réew la du n'importe quoi du n'importe qui aussi moom lañ ko war a def des affaires d'étrangers du n'importe qui moom lañ ko war a jox moom lañ ko war a def day du n'importe quoi lay wax kii nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur xool leen bu baax lépp lu nekk ci biir réew mi li ko wër presque mën na ni moo yor loolu léegi ñetti ministres yi ñoo am lu nu dénoncé ndekete seen dénoncement ak seen reculé am na lu ko waral seen reculé am na lu ko waral li ko waral mooy loolu nanu bëgg waxtaane parce que dinañ ci ñëw sénégalais yi génn wàcc xeex ba bëgg jot seen indépendance xeex ba dagg buumu jaam gi ci mooy dañu bëgg Sénégal goo xamante ni ci légalité lay dox Sénégal goo xamante ni dañuy xam ni ñëpp ñoo yem sénégalais goo xamante ni dañuy xam Sénégal yi fi nekk yëpp ay citoyen nanu donte ñëpp mënunoo yem ci ak waaye kenn ku ci nekk lay sa ak ñu jox la ko ñu xamal ni leen lii mooy li nga xamante ni mooy sa ak te bañ a xañ kenn ak Sénégal googu lañ doon xeex Sénégal googu nga xamante ni dañuy wax ni dañu am indépendance depuis 1960 ba léegi Afrique Sénégal googu nga xamante ni dañuy wax ne dafa am indépendance ba démbale woon 4 avril ñu doon xeex indépendance wala ñu doon défilé indépendance te indépendance googu la na su bëgg a xam sénégalais yi ni leen jotagu leen seen indépendance parce que indépendance da nga koy am ci ñi la jiite ba pare dooga koy am ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biti waaye bu fekkente ni ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biti ñoom ñoo ni la jox nañ la sa indépendance sànni la xottu drapeau nga wut sa xottu drapeau sànni la hymne national nga wut sa hymne national waaye ci biir loolu yëpp li ko wër te nekk ci biir ñoom ñoo koy diriger ma ni booba amaguloo indépendance te jotaguloo sa bopp booba amaguloo indépendance te aussi jotaguloo sa bopp ci ñoom fi nu tollu bi nga xamante ni reculé nañu ñoom ñetti ministères yi ñu wax ni ay force ëkk ñoo fi dugg wala ay terroristes ñoo fi nekk ki leen jiite bi mu génnee muy Jogay dafa ni sénégalais yi dégg naa leen seen message kon ñan ñooy terroristes yi sénégalais yi nga xamante ni dañu contre ñoom ni ñuy doxalee wax nañu dëgg ñoom wax nañu dëgg parce que sénégalais yi ci boppam ñooy terroriste loolu nga xamante ni moom luy communiquer depuis booba ak léegi ci wàllu terroriste dama wax ni ñu ngi wax naan dañuy jënd ay matériel pour arme bi ak sunuy homme de tenue ça c'est pas vrai wallahi la azim du dëgg déedéet jëndunu lenn ci loo xamante ni dafay yor kaaraange sénégalais yi déedéet dañuy parewaat seen bopp ndekete or boo xamante ni ñoom bëgg nañu teg lu teguwul bu sénégalais yi jógee ñu dal seen kaw sénégalais yi ñoom ñi nga xam parce que lañuy wuti duul pour ñun ak sunuy kaaraange lañuy wuti pour dénoncer naan dañ koy andi dañ ni xaaraat parce que nee nañu dañ leen bett te état kenn du ko bett état kenn du ko betti ci biti réew mi waaye état bu teguwul ni population bëggee
population mën nañu jóg ci kawam parce que population bi ñooy état. léegi nag loolu dama bëgg Sénégalais yépp xam ko te xam ni ñin ko seqal pare gunu mais détermination bi nga xamante ni moom la patriote yi am détermination bi nga xamante ni moom la patriote yi taxawee loolu mooy détermination boo xamante ni dafa war a continuer jusqu'à 2024 incha allahu rabbi. jusqu'à 2024 mais loolu li mu nuy dimbali mooy bu dara faq suñu bët loolu li ñu koy dimbali pour jox nu ko mooy lépp lu ñuy def nanu taxaw am jomu am dignité gu day na ko naka sunu bakkan nanu ko jaral sunu bakkan nanu ko jaral ci li nga xamante ni mooy li ñu bëgg fekk amagun ko parce que li ñu bëgg du lenn mooy lu dul indépendance totale la ñu bëgg indépendance freedom lu bëgg waxuma sax bala ñuy jëggaani ko ci tubaab yi comme ça que amagun ko ci ñoom waaye ñi nga xamante ni ñun ñoo leen fi teg nanu am indépendance légalité boo xam dafay dox suñu diggante ak ñoom ñu xam ñun ñooy kan ñun it ñoom ñu xam ñoom ñooy ñan parce que ñoom ñi nekk ci kaw sénégalais yi xam nañ leen sax amaan na waaye ñoom xamuñu sénégalais yi parce que yaakaar nañ ni képp koo xamante ni génn nga ci biir population bi dem ba plafond nekk au niveau rek pour yow bokkatuloo ci sénégalais yi amoon lenn lu la lié ak ñoom loolu nag la olof di wax ni pesum kanam borom rek moo koy fayul boppam loolu la olof di wax ni pesum kanam borom rek moo koy fayul boppam je pense que pare nañu avec population sénégalais yi pare nañu avec gouvernement de Macky Sall moom joge yi sénégalais yi pare nañu ci yoon waxoon naa fi démb ni élection rek la ñuy xaar fii am mesure ñuy dàq élection yi yenu bi di gën a métti rek di dem kaw parce que yenu nan leen ba pare dóor bi kañ mooy métti ndax yenu bi dafay gën a kaw fii léegi 2024 dafay gën a métti fii léegi 2024 waxoon naa fi ni képp ku ànd ak moom saa boo génnee wax sa wax tuuxi duna la doon waxoon naa fi képp ku ànd ak moom lépp lu gars yi maa ngi jégalu de dog-dog la dana woon yéen a ngi dégg képp ku ànd ak moom amul sa lenn loo xamante ni xoolal fii ba 2024 nañ ko xool amul sa lenn looy def loo xamante ni lu jag lay doon ku weddi laajal seytaan bu mag bi woon démb ak làmbam ku weddi laajal lekkatu doole bi woon démb ak làmbam ku weddi laajal fenkat bu mag boobu ñoo tudde Gaston Mbengue ak làmbam démb ku ne gis nga ni nga xamante ni noonu la demee ku weddi laaj ko fu mu mujj démb ak làmbam ak sénégalais yi nga xamante ni ay dof lañu quoi sénégalais yi nga xamante ni ñoom bëgguñu Sénégal gis nga il faut ñu yeewu ñu xam ni mbër yi ak musiciens yi billahi wallahi taalahi bu doon seen sogo Sénégal dafay continuer di yàqu li patriotes yi bëgg ci Sénégal ñoom du mos a am mbër yi ak musiciens mbalaxmaan yi li patriotes yi bëgg ci Sénégal du mos a am bu doon seen ku faju ku malaat bëgg faju ñoom Sénégal gi na bëgg ñoom ak ñi ànd ak ñoom mooy Sénégal boo xamante ni lépp lu nu yuutu def ko ci seen poche nit ñi di topp seen gannaaw loolu as gor daf ko sax war a mën a moytu as gor daf ko war a mën a sax moytu loolu parce que jamul kër ci benn côté jamul kër ci benn domaine jamul kër ci benn loo xamante ni mën nañ ko jël gis nga bu fekkoonte ni sénégalais yi dañu am jom lenn ci sénégalais yi laa wax
amay wax ni fépp fu mbër yi jublu sénégalais yi dootuñu fa jublu ci sénégalais yi am jom parce que benn koo xamante ni yaa ci yàq sa xaalis di jënd ay tisetam koo xamante ni yaay dugg ay concert am koo xamante ni yaay dem signature am koo xamante ni yaay jël sa xaalis dem dëgg béy paas koo xamante ni yaay rey sa bopp ci yuuxoo koo xamante ni yaay rey sa bopp ci xëm koo xamante ni yaay rey ci bopp sa bopp ci daanoo ko yuuxoo bu dul terroriste nga dem nag yow ba soxla moom mu war laa fekk ci li nga soxla te pourtant li nga soxla duul yow kese yaa ko soxla parce que ndeyam dafay am problème bu dee musicien bi baayam dafay am problème bu dee ki nga xamante ni mooy mbër mi sénégalais yi wàcc patriote yi wàcc di xeex lenn ci yéen ci ay nit yoo xamante ni dañ leen fay ay journée 15 000 francs ñuy jóg di attaquer ci kaw population bi te amaan na boo demee seen ndey nga tëdd sa hôpital ba amaan na boo demee seen ndey nga toog di wut lu mu reere mënu ko reere 15 000 francs yooyu anamu tey jeex na goro yàlla yaa ngi toog di doon ay patriote guddi ak bëccëg suba ak ngoon parce que ñoom amuñu njëg te dama leen bëgg a xamal gis nga musicien mbalaxmaan yi dañu am njëg mbër yi ngeen di topp dañu am njëg moo tax démb yàlla wuy si làmbaje dégg naa kenn xamul lu moo saf parce que man fekk na sax may def live mais nee nañu kenn xamul lu muy saf parce que ña fa demoon dañu mujj mer kon yàlla ñëw làmb ci Sénégal dootul neex ak ku mën a ñëw parce que fayunu naar bi xoromam yéen même bu fekkente ni sax duwul mbër yi bon kaña gu mel na Gaston Mbengue rek da ngeen ko war a boycotté kaña gu mel na Gaston Mbengue rek da ngeen ko war a boycotté kaña bu mel na Gaston Mbengue rek da ngeen ko war a boycotté kaña gu mel na Madiambal Diagne rek da ngeen ko war a boycotté yéen même bu fekkente ni laa la wax lu mel noonu la ñooñu da ngeen leen war a boycotté parce que ñooñu ñun yaakaar na ni Macky Sall laa leen yées ñoom ñoo yées Macky Sall ñoom ñoo yées Macky Sall kon nanu am jom ñun sénégalais yi te jéem a jàng boycotté nanu jéem a jàng boycotté doon nañ ko def ci TFM doon nañ ko def ci 2S doon nañ ko def ci yenn télé yi nan ko continuer def di ko jéem a jàng gis nga mbëri seen alal mënul toog seen loxo ñi leen di tëggalit seen alal mënul toog seen loxo bu seen alal doon toog seen loxo ñu doylu kon loolu dafa doon loo xam dafa war a dugg ci nopp sénégalais yi ñu xam ko beneen bi may dénoncé am na solo trop ci yal na nu yàlla musal ci ñàkk parce que gis nga Cambérène gii am na fi benn waay bu fa nekk boo xamante ni làkkat la je pense que làkkat la mais moom ci boppam du jullit amaan na nag jabaram sénégalais la mais dañuy fekk ñoo xamante ni ñu ñàkk lañu fexe ba jënd seen ngor détourné leen ci diine l'islam gi nga xamante ni moom la ñu nekk ndax am na ku ñàkk waaye am xel loolu ba des ak ngoram am na ku am waaye amul xel te amul ngor amul dignité loolu dafay doon loo xamante ni dafay jar di bàyyi xel parce que ñoo ngi topp ay mbiram ba ci doomam ji nga xamante ni mi ngi sëy France te am 5 jëkkër yoo xamante ni benn bokk seeg sa moroom genre yooyu nag dafa doon loo xamante ni dafa jar ñu dénoncé ko ñoom ci gëstu mais incha allahu rabbi du ñàkk dinañ leen andil tur yi si bu ko laajee du ñàkk it aussi dinañ leen wax lii bi nga xamante ni fa la dëkk ci Cambérène du ñàkk it aussi bu jëree ñu def ay dérangement dem
ba xool kër ga yemunu sax ci kër gi mais xool dëkkandoo yi ba xam naka la situation bi di demee foofu. du ñàkk it seen doom ji nga xamante ni mi ngi ak 5 jëkkër yoo xamante ni tas na ak ñoom ba yaakaar naa ki ci toll fi nu toll nii mi ngi ci yéeg ak wàcc. parce que bu amee ak yow doom day jéem a xool naka muy amee ak yow problème ba jéem a jël doom ji pour jéem kaa dugal ci diine li seen diine jooju nga xamante ni ñoom moom la ñu nekkee. yooyu nit nag dafa jar ñu dénoncé leen parce que ñun l'islam la ñu am te dañu bokk ci nitu dëgg valeur dëgg la ñuy xeex ak valeur parce que it loolu mooy li nga xamante ni moo jar a xeex. loolu dañ ciy ubbi waxtaan ñu bàyyeeg nit ñi seeni xel ak seeni xalaat incha allahu rabbi daan ci gëstu ñoo ngi def ay jéego daan ci def ay investigation incha allahu rabbi bu jaree it sax lenn ci ay jëkkëram ñu wax ak ñoom téléphone fii ngeen dégg leen dinañ ko def incha allahu rabbi ci live bi. xam naa ni bu boobaa dañ koy joxe ñëpp dégg ko ñëpp xam ka incha allahu rabbi di wax ni ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi am kontante ak mbégte. di ñaan yàlla Ousmane Tounkara yàlla na ko yàlla génne ci jàmm ñoom Ndongo Diop ak détenu politique yépp yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen sutura defal leen tawfiqul ilahi gaa yi nekk bitim réew yàlla na leen yàlla dolli xéewal ñi amul këyit yàlla na leen yàlla may këyit ñi bëgg liggéey yàlla na yàlla jox liggéey ñi nekk fii ci Sénégal it bëgg liggéey jàng ba yor seeni ay këyit yàlla na leen yàlla wutal liggéey bu gën toogaay bi ni nekkee waaye it yal na yàlla ubbi xéewal yi yal na yàlla dolli jàmm ji ñi nga xamante ni Ousmane Sonko rek la ñuy safo yal na ko yàlla gën a yokk yal na ko yàlla gën a yokk te it yàlla dimbali Ousmane Sonko ba li nga xamante ni sénégalais yi moom la ñu am ci moom yaakaar yal na bu ci yaakaar tas li nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko yaakaar ci Ousmane Sonko yal na bu yaakaaru sénégalais yi tas parce que depuis 1960 ba léegi yaakaaru sénégalais yaa ngi tas allahumma inni aqrabu min kulli gharibun wa akramu min kulli karimun wa awjuda min kulli jawadu wa ahfazu min kulli hafizu wa lutfi min kulli lutfin bi haqqi ismika ya latifun allahumma latifun bil ibadi yarsaxu man yashau wa huwa aliyul azim allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ughliqa walxatibi lima sabaq nasir alhaq bilhaq walhadi ila siratika almustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.